mercredi 20 février 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur H24 Radio, sur votre émission préférée bi nga xamante ne mooy Flashback. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen delloo njukkal bu baax a baax ndax saa su nekk suñu wootee rendez-vous bi ngeen teew ànd ceeg ñun mu neex lool. Comme vous le savez nag, Flashback mooy émission bi nga xamante ne mooy décortiquer lépp loo xamante ne mooy cinéma sénégalais, lépp loo xamante ne cinéma la rek doomu Sénégal yi di ko def fii ci biir réew mi duñu ko proposé dañ koy indi suñu plateau décortiquer ko jox leen ko ngeen apprécier ko. Am ci nag tey invité boo xamante ne dootuñu ko présenté ti muy Xos mi nga xamante ne mooy l'intellectuel des Farkman, nekk tamit caatu Farkman yi ci série bi nga xamante ne mooy Idole. Fi mu ne nii nag embouteillage ko téye mais mi ngi ñëw léegi bu ñëwee rek ñu gën a yaatal dugg ci série bi dugg ci vie wam laaj ko ay projet wam incha allah dina neex dina xumb xaar leen ko mi ngi yegg si léegi mais balaa loolu rek dañuy tàmbali comme d'habitude on vous promet une heure de détente, de moments fabuleux. Jël leen seen popcorn xëcc seen bàjj ndax sedd na ngeen tëdd rek déglu lépp lu leen raté woon ci série yi tey dinañ ko indiwaat fii ni yaatal leen ko ba mu yaatu donc ñu commencé rek ak série bi nga xamante ne mooy Mbetteel nga xamante ne comme ni ngeen ko xamee séquence de la semaine yi la ñuy duggee bu ñu defee séquence semaine bi ñu jël choisir ko pour Mbetteel dañuy dellu si waat suñu plateau rek xool li ñu def ci série bi pêle-mêle ñu yaatal ko. lépp lu ci nekk xamoo ko. Thiaba bi pa moom am na Papa Diouf vraiment ci ordre ndaxte wax na ko dëgg taaj na ko wax na ko dëgg au début mi ngi doon jéem a sànni yooyu naan kon waaw dama nekk fii pour xaw ma lan pour di xaar benn di jéem a nëbbatu daal peut-être tamit kersa la ndaxte fi mu ne nii moom il est tombé au plus bas mais comme on le dit film bi ñu nekk nii Mbetteel la am na ñu xalaat ne que genre Papa Diouf moom instant bi fi mu toll dafay deelu di ñàkkulu pour xool nit yi fan lañ toll ci moom loolu lépp mën na nekk ndax comme le titre l'indique Mbetteel moom ay mbetteel dong nga ci jële kii di Thiaba comme on disait léegi ak Papa Diouf dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne moom la ko denk mu nekk ay kàddu yu dëggu comme quoi dans la vie ni mu ko waxee charité bien ordonnée commence par soi-même li mu defal yeneen jàmbur yépp tëb ay mbokkam bañal ko ay mbokkam mënoon na leen ko defal amaana bu leen ko defaloon jamono yi nga xamante ne mi ngi ci ay xat-xat mi ngi ci ay lanc doonoon nañ ko ci mën a génnee mais fi mu ne nii ku mu dem sax nga xamal ko rus na sax moom dem ci ñeneen diis leen problème am ndax na mu daan doxalee ak ñoom moo rafetul dara bu ñu jugee ci Papa Diouf mi nga xamante ne mi ngi gën a tombé au fond du trou ñu ñëw ci Talla mi nga xamante ne il est allé se livrer à la police. Alassane ñëwoon di ko wax ki nga xamante ne mooy mère Teresa di sa maman adoptive moom tamit mu metti ko trop mu am ci Mbetteel avant kii bi séquence su Ndeye Sine bi ak Papa Diouf teg nañ séquence bi nga xamante ne Amina moo doon waxante ak yaayam kàddu yi xawoon dëgër certes mais c'est un peu compréhensible comme ki nga xamante ne mooy Astou Diop nee na Amina aussi elle a ses raisons yaay ci xol la sax ku ko xool ci sa bopp di nga xam ne dafa nekk ci dëgg comme quoi mun nañ ko comprendre benn côté Rouba le fait que mu bañ a def dénoncer Papa Diouf vu que elle a toutes les preuves que papa moo rey yaayu Amina nanguwu ko def fi mu toll nii loolu nekk loo xamante ne metti na Amina trop ba tax mu tenir kàddu yu dëgër yooyu noonu devant sa mère. On peut dire que c'est compréhensible parce que tamit comme ni ñu ko waxee kooku yaayam la ki ñu rey yaayam la donc elle aurait bien aimé grandir avec sa maman donc elle a pas pu te loolu lépp papam moo ko xañ te bu doon sagoom instant bii nii papam fay kii di Leena tamit ak yaayam. am nañ benn séquence boo xamante ne ñoom ñaa ñoo doon waxtaan Leena di xamal yaayam nekkoon naxoon na baal Papa Diouf ndax fi mu toll nii jamono yërëm na ko trop ndax daf ko fekk un jour ci benn fast food di ko naan soxna si dimbali ma am lu ma lekk donc nee na xolam tooyoon na ci ba mu naroon ko baal yaayam ne ko mukk du fi amee comme quoi niñ ko doon waxee fan yëpp rek mère bi réaction bettul kenn parce que vraiment comme rôle bi muy joué noonu rôle jaam la ci joué rôle koo xamante ne pour la gërëm ñamu daaw donc Rouba aussi elle s'est rebellée contre Fadam parce que Fadam comme d'habitude fekkati na ko ci mbedd bi yuuxu na ko et cetera mais Rouba poñe na ko daal wax ko ñetti dëggam ba nit yi conclure que ne kon Fadam moom làmminu kese lay demee. Leena tamit mi ngi defaat xelam ci ki nga xamante ne mooy Adama Fall comme quoi Mbetteel tout le temps day retourné wu Adama Fall ñuy fàttali ne moom la Leena bàyyi woon pour dem sëy ak Papa Diouf parce que période boobu noonu Adama Fall amul woon dara
fi mu ne nii nag Léna mi ñu ko doon wax yaayam naan ko Adama Fall commencé na jugaat mi ngi am ay conteneurs et cetera ba sax Adama Fall moomu ci séquence yi nii ci bi mujj daje na ak yaayu Léna ba bokkal ko dara ba kooku tamit commencé moom tamit di intéressé waat ci Adama Fall yooyu yëpp xew na ci épisode bi nga xamante ne moom lañ mujj teg nii bu mbetteel bi ñu ciy jëlee encore des leçons comme quoi la série moom bokk na ci série yi nga xamante ne moo ñuy gën a yee jamono ji ginnaaw mbetteel ñu ñëw ci bi nga xamante ne mooy Pod et Marichou amoon démb le mardi donc ñu teg seen épisode 41 dañuy dugal li nga xamante ne mooy séquence su semaine bii ni bu ñu ñëwee ñu gën koo waxtaanee yaatal ko incha allah. tey nag moom vraiment sama doomu ndey Liba manqué na fi trop ndax xam naa ne bu ko fi fekkoon moom dina jàpp biti yëkkati ko lu nekk comme d'habitude comme d'habitude dina metti dina neex dina yëngu donc am na benn téléspectateur buy woote benn auditeur ñu déglu ko allo. Bon jéemoon nañ ko jël mais malheureusement appel bi jàllul donc ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom laa doon wax muy Liba nga xamante ne tey ñëwul donc tey malheureusement dafa am imprévu mënul teew ci plateau bi mais bon bu ko fekkoon xam naa mu waxati béti lu nekk donc ñu ñëwaat jëlaat auditeur bi allo oui. oui Liba maa ngi lay dégg baat bi xàmmee naa ko jànk maa ngi lay dégg maa ngi nii waaw moom ngay am nii xam naa loolu baat bi xàmmee naa ko maa ngi nii tey manqué nga fi de waaw gis naa loolu xam naa loolu gars yi namu nañ la billaay xanaa biti moom laa doon wax léegi boo ñëw incha allah boo fii ak mer mu ngi noonu sama siste Liba ma koy jàmbat far mu woote comme quoi xol day gise donc ñu koy nuyu au passage di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax ne mercredi nag na def lépp pour mu nekk fi donc avant ñuy gën a xuus rek ci li nga xamante ne mooy li fi xew lépp ci Pod et Marichou ñu lire commentaire u Oumou Fall moom nee na Marichou du yaa doon influencer Pod pour mu takk Betty ndax bëggoon contredire Eva rek léegi nag yaa ngi noonu Betty ngi noonu na ca dal mort de rire baa xam nga ni Betty bu xamoon li la Eva xamal te suturaal la kon ba tey yaa ngi ci kaso bi xam naa su démb doon tey di nga jàppale Eva ci xeex bi mu doon xeex pour ñu bañ a takk ki nga xamante ne mooy Betty moom Oumou Fall loolu la wax loolu mooy xalaatam et elle a parfaitement raison parce que gis nañ ne que comme quoi liggéeyu Betty bi moom dal na parce que vraiment fi mu nekk nii Pod il a complètement perdu la tête et les gens se demandent est-ce que léegi on peut faire confiance aux hommes mu nekk benn question boo xamante ne maa ngi koy posé nii ñi nga xamante ne ñooy auditeurs u H24 yi dañu déglu mun ngeen joxe seen réponse au 78 420 67 67 78 420 67 67 pour participer wax ñu seen xalaat ci li nga xamante ne moom la Betty wax parce que Betty bu ko xamee comme on dit ki nga xamante ne mooy Pod moo ko wax donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñun jigéen ñi li ñuy def tamit li mooy xam li nga xamante ne mooy suñu passé est-ce que mun nañ wax lépp suñu jëkkër est-ce que mun nañ partager lépp ndax jamono ji moom fi mu nekk nii doy waar boo xamante ne peut-être presque koo def confiance mu war la c'est pas tout le monde nag du ñëpp ñoo yam mais am na ay góor yoo xamante ne luñ la xamal mu siiw donc ñu xoolaat bu baax doxalin yi ak taxawaay yi donc tonton Tafa tamit on doit s'arrêter un peu sur son cas parce que moom à chaque fois dañ ciy wax mais franchement du doy mëtul kilifa point barre à chaque fois ñu wax ko donc franchement comportement wu démbam bi ça nous a vraiment commentaire yi ñëpp ñu ngi doon dal ci kawam comme quoi moom tamit ñu ngi koy saluer au
passage suñu tonton Tafa boobu noonu il joue magnifiquement bien son rôle moo tax nit yi di ko percevoir noonu ki nga xamante ne mooy Eva tamit mi ngi doon waxtaan ak Edu ci relation ak Pod di ko xamal ne que moom ak Pod daal léegi c'est fini comme quoi Eva moom tamit macha allah rëcc na ci li nga xamante ne moo ko fa naroon fekk jamono yii nii ndax kër gi fi mu nekk nii yëngatu na tasaaroo na te xam naa ne moom li taxoon mu dem moom li yëpp la doon bañ ñu liiraat beneen commentaire ki nga xamante ne mooy Sakina Chara moo ko wax nee na au début j'étais comme Eva jalouse froide belliqueuse mais au fil du temps j'ai su que si tu veux vraiment être en paix avec les hommes faut même pas les calculer fais ce que tu as à faire tôt ou tard tu seras récompensé merci Nabou si dóor yi donc moom loolu la xalaat que vraiment góor yi waroo leen calculer et tout bon am na ñu xalaat loolu am na ñoo xamante ne xalaatuñu loolu mais bon ku nekk ak sa avis comme on dit ci li mu daanelee rek laay jugaate dóor yi nga xamante ne moom la Nabou dóor Betty ñu bëri tamit kontaan nañ ci rafetlu nañ ko ku ci mel ni Liba bu ko fi fekkoon dina ko rafetlu trop ñu ciy profiter rek aussi di ñaaxaatu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu ndax ñi ñuy déglu ñoom ñooy seetaan série yi ñi ñuy déglu ñoom ñooy commenter surtout série yi j'ai vu beaucoup de commentaires choquants démb moo tax j'ai jugé nécessaire pour ñu arrêter wu ci un peu sur Betty kaaw Betty elle ne joue qu'un rôle franchement il faut savoir faire la différence entre rôle bi nit ki di jouer ak la personne en tant que telle elle est en train de jouer un rôle donc ñu bañ a daal mélanger yéen li muy liggéey ak li nga xamante ne moom la nekk dans la vraie vie parce qu'elle a reçu beaucoup mais énormément d'insultes yu xaw a ñaaw trop yoo xamante ne rafetlu wuñ ko bu baax a baax donc ñuy ñaax rek suñu mbokk yi ñu bàyyi ci xel kii di Oumouchka Diallo nee na waaye yéen Billy bokkaatul ci série bi nii effectivement Billy gëj nañ ko gis parce que mi ngi yónnee ay lettres depuis lors disant qu'il est en Côte d'Ivoire di yónnee na ki nga xamante ne mooy Momo lettre démb mu yónnee Sarah encore une lettre donc on espère le revoir parce que nit yi apprécier nañ trop personnage bi nga xamante ne mooy bu Billy et s'il ne revient pas ñu gën ñu indil ay éclaircissement sur les raisons de son départ moom ba tey Oumouchka Diallo moo yeggali nee na waa Betty nu mu xamee affaire ndawu Marichou bi comme liñ doon wax rek donc ñu xoolaat bu baax li ñuy wax ak ki ñu koy wax kilifa yu mel ni tonton Tafa ñoo jara pendre rek le commissaire qui travaille avec l'agent Bass a un mauvais français et une mauvaise intonation tantôt il tutoie tantôt il vous voit c'est très désagréable Eva a quitté ce bourbier à temps alhamdoulilah comme qui dirait elle est sortie par la grande porte qui dit Oumouchka Diallo moom loolu la wax donc mi ngi noonu tey loolu la ñuy indi woon ci li nga xamante ne mooy Pod et Marichou ñuy fàttali rek ne que invité tey bii nii ci seen plateau flashback ci H24 rajo ki nga xamante ne mooy xos la yegsi na fi mu toll nii ci studio H24 rajo yi balaa ñu koy dugal le temps qu'il se prépare et tout ñu ñëw rek ci série bi nga xamante ne mooy wiiri wiiri avant ñuy dugal sax extrait bi ñu parler ci vite fait ni gis nañ le nouveau Sanex le Sanex qui nous fait rire le Sanex qui vraiment boo koy seetaan sa xol bi day sedd comme Sanex bi ñu doon gis temps askanu lawbe et autres il est vraiment fan yi moom il nous régale vraiment il nous avait manqué ce Sanex là parce que gis nañ ne que fan yi rôle yi muy jouer c'est un peu rôle kilifa strict et cetera mais daal ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax au passage parce que ci commentaire yi ñu bëri saluer nañ comportement bi nga xamante ne moom la jëlaat depuis qu'il a pris sa deuxième donc comme ni ñu leen ko doon waxee ki nga xamante ne mooy Xos Saasi Diop egsi na ci plateau bi nga xamante ne mooy flashback ñu may ko tuuti mu noppalu en attendant Thierno nga dugalal ñu kiiw wiiri wiiri bi. fitnaal gi mu fitnaal nit ñi yam na këpp ci kaw. kon nga xam ne raxas si dox la dama bëgg nga rek gis nga kii la tax di balbal tax laa fuy tax laa yëkkati ko sa kaw du yor jigéen ma wax li ko léegi. ay yetteel xale bu si ma fii tokku ci ne bi mu paree gaara sa bit nga dem ndax da ngay doyal ma bëgg na nga rek soo xamoon sama démb. waaw maa ngi si jàmm bu baax.
loolu neex na dëgg la yaay. ndeysaan dëgg la. ndeysaan. yow ban séquence moo la neex ci mu joué ci Idole allo yow ban séquence moo la neex ci yi nga xamante ne moom la joué ci Idole. ak joon yi. waaw mooy jërëjëf yaa booy amiin. waaw ok allo. oui chéri tur bi. Ndaktaal. ah ñu ngi lay bëggee bu baax a baax sister. dellu. dëgg la. mais jërëjëf maam Ndak. amiin yaa rabbi. amiin yaa rabbi. waaw mais kontaan naa yaa booy yal na yàlla dolli jàmm. waaw nga gën a dolli ñaan rek. amiin kontaan naa. merci ma belle. merci. mi ngi noonu ndaak la ñu amoon noonu en ligne ñu koy bëggee moom mu doon bëggee ki nga xamante ne mooy Xos donc ça si comme on le dit sur le si film bi et tout donc Xos yow sa tur dëgg-dëgg Xos saa si Diop la n'est-ce pas. waaw. donc Xos nuyu nañ la. waaw mais ñu ngi leen di fay ñu ngi nuyu Sénégal ñu ngi nuyu àdduna ñu ngi nuyu kilifa yëpp quoi. waaw di gërëm sama yaay bu baax a baax. dëgg la. dëgg la donc Xos comme ni ngeen ko xamee mbokk auditeurs yi mooy ki nga xamante ne mooy jouer rôle lu Xos ci biir Idole nga xamante ne mooy comme on l'appelle communément la série des intellectuels moom nag mu bokk ci benn groupe di fa jouer benn rôle boo xamante ne moom ak ay fàkkamaan ñoo nekk est-ce que yow vous vous considérez comme ay fàkkamaan yéen. ah mais parce que yow soo duggee rek ci séquence bi carrément da ngay xam ne xam nga. si fàkkamaan nga quoi si mbedd bi nga nekk carrément. donc même su fekk ku nekk ci mbedd bi rek fàkkamaan nga. ah mais pas ñëpp ku nekk si mbedd bi fàkkamaan nga parce que mbedd bi dafa bëri catégorie boo si fekk am na yenn wàllkat bi am na fàkkamaan bi. xam nga am na koo xamante ne. sans domicile fixe la. tu vois waaw yow su la nee fàkkamaan ngay doon yow man su ma nekkee su ma solee sama tenue fàkkamaan rek donc man amatuma kër amatuma dara. dëgg la tu vois. donc comme noonu rek ngeen koy jàppee quoi. waaw noonu gis nañu ne aussi rôle bi yaa ngi koy jouer à fond te du ki woote rek di ndaak di la bëggee. moom moo lay bëggee. donc am na ñeneen ak ñeneen sànq bi ma annoncé sur le site que yow yaa nekk invité bi. j'ai eu beaucoup de retours positifs. yëpp naan man xos donc am aussi ay messages dinaa ko lire ci kanam. donc ñu intéressé wu ci yow sa vie en tant naka ngay dundee li nga xamante ne mooy célébrité bi autour de tout ça naka ngay dundee notoriété boobu noonu. ba mais évidemment que di nga gis leneen loo xamante ne lu bees. waaw lu bees di nga ko gis nit ñi dinañ la bëggee en plus tamit di gën a sant yàlla bi mooy xam nga mooy que li ngay joué nit ñi ñu ngi koy apprécier. donc su fekk lu woon ne yow au fond defoo loo xamante ne parce que sénégalais yi xam nga. duñu tricher quoi si kaw duñu tricher ñoom lu gën a rafet rek dañ koy wax te gars yi moom soo demee ba joué benn affaire ba gars yi di apprécier wala ba gars yi di la si gërëm. tamit di si dugg xam nga. carrément loolu dolli sant suñu borom rek la lépp yàlla la. ça montre que li ngay def neex na doomu aadama yi nga xam ne moom nga koy defal. donc ñu balaa ñuy continuer dugg ci série bi nga xamante ne ci nga nekk nii muy Idole xam nga sànq ba tey yow lañ doon xaaraale. waaw maa ngi tuub di jégalu nag waaw maa ngi tuub di jégalu. jégal nañ la ñoo far parce que ñu wax rek ñëpp dégg ndax ku ko def ku ko wax la bëgg. bi ñu lay invité franchement yomboon na trop ci ñun man tey ci suba laa la relancé waat à part mercredi bi ñu waxee tey ci suba laa ko relancé waat ne ko Xos émission bi 16h la mu ne ma amul benn problème dinaa ñëw. macha allah mu nekk koo xamante ne nit ku baax la ku oyof vraiment. je tenais à le dire ñëpp dégg ko franchement maa ngi lay déggee bu baax di la remercier ci teew bi nga teew ci plateau bi. dëgg la donc yow Xos nga nekk di jouer ci série bi nga xamante ne mooy Idole ñu xamee la ci est-ce que à part Idole boobu noonu
amoon na yeneen affaire yoo doon def ci côté cinématographique et tout. donc dañ koy wax rek quoi man affaire de cinéma sama benn cousin bu tudd Sada Diop. waaw donc Sada Diop moom moo ma dugal ci cinéma donc parce que avant parce que dañuy wax rek avant parce que balaa ngay am dara. foog nga am jaar-jaar. tu vois àdduna noonu la demee donc moom moo ma fekk ma toog xama maa ngi koy nuyu de passage Sada sama cousin la tamit sama frère la. donc moo ma ñëw ba fekk sama kër ne ma acteur nga. Babacar Wale tamit gis ma tamit ne ma acteur nga. donc ma tarbiyoon naa si lu mot ay 3 ans 4 ans. ñu doon joué benn série bu tudd The Date. donc na fa après sax amul woon ay suivi tout ça. donc si net bi la doon daw. donc si laa doon commencé di ànd ak Babacar Wale moom mooy. Chérif Mal loolu c'était en quelle année il y a 3 ans. bon il y a 3 ans. ouais il y a 3 ans donc si laa doon ànd ak Babacar Wale Chérif mooy Chérif Mal. di tarbiwu di ko topp di tarbiwu ñuy dem ay Douta Seck. di tarbiwu donc man ñëwuma rek. jékki saa rek dugg si cinéma quoi dama am jaar-jaar bu bëri. te en plus tamit nu ma duggee tamit si biir Idole. donc mbirum yàlla la rek muy destin quoi. mbirum yàlla parce que àdduna man nan laa ko jàppee si lu ma yare. loo am nga war a am loo amul waroo ko am. tu vois loolu kese la. donc noonu nga def kon Chérif mun nañ ne moo la dugal ci série bi nga xam ne. waaw mun naa ne Chérif Mal moom mooy sama papa si biir aar bi quoi. waaw moom daal moo la. dinañ ci gën a xuus parce que gis nañ ne que suivre naa sa yeneen interview yoo def ak yeneen ñi nga xamante ne suñu ay naataangoo lañ. dañuy gis ne que toujours Chérif Mal day revenir ci sa ay wax dinañ ci ñëwaat léegi fi mu nekk nii xam naa ne bu ma tuddee Chérif sa xol bi. waaw da ngeen yàqam di wax ci moom. mais dañ koy ñiimantu nii yow ñun ñoo la nga ñëw tànn yow tey rek ngay dee ñu ñëw ci série bi nga xamante ne ci nga nekk nii ci épisode bi nga xamante ne moom ngeen mujj dugal fi mu toll nii dañuy dugal bande annonce bi dañuy dugal pas bande annonce bi juste séquence bi nga xamante ne moom lañ choisir semaine bii nii ñu déglu ko après ñu dellu si waat si plateau bi yaatal ko bii muy séquence bi nga xamante ne kii di Boudia bi mi ngi ciy wax ak Zahra mi nga xamante ne mooy doomu tonton Sène di ko un peu revenir à la raison est-ce que yow comprendre nga comportement bi nga xamante ne moom la Zahra am soo yow ci sa vécu wala ci sa su doon yow la personnellement est-ce que di nga doxalee noonu diggante say waajur yow mën nga ci intervenir tu penses. donc moo la benn secret nga xamante ne moom li muy dund nii moom mos naa ko dund. parce que man mun naa ne dama am jaar-jaar si live bi. soo gisee biir Idole lu tax chaque séquence su may jooy rek. parce que daf may fàttali démb ko. donc si sa aspect personnalité la bokk. voilà fragilité sama aspect boobu quoi voilà donc man naturellement je suis sensible quoi. moo tax ay. joli cœur waaw joli cœur mënuma gis parce que lenn rek la am na loo xamante ne peut-être suñu borom moo koy def. si doomu aadama mooy man mënuma comme ça nga wax ma sa problème. mënuma ko faj. xam nga mu am. da lay métti man non loolu daf may métti carrément moo tax su may ñaan yàlla dama koy ñaan sutura. kese. waaw jàmm wër ak sutura leneen yëpp am dina ñëw naturellement. donc lii nii Zahra dund man dama ko dund. man ba ma amee 3 ans la sama papa ak sama yaay divorcé tu vois. donc aw moon chance bu gis papa toog nii yaay toog nii tu vois. am jaar-jaaru live bi. man sama maam ba ma amee 3 mois. lan ma may sama maam. ah donc tu n'as pas grandi avec tes parents. waaw moom ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi. novembre bi passé rek la génn àdduna. waaw depuis waaw donc mooy sama yaay. mooy sa yaay mooy sama yaay. ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. bu fi jooy bul jooy. non dama jooy rek non tey moom dama jooy. tey moom dama jooy. xam nga moom flashback moom non stress dañuy on se détend. bul jooy gis nañ ne que boo waxee sa xol fees ci loolu noonu. donc yow tu comprends son comportement alors. waaw man comprendre naa carrément. comportement am métti na trop. parce que nit moom su sañoon si àdduna di gis yaay di gis papa. waaw ñu toog seen wet tu vois. mais peut-être que lépp suñu borom la. waaw parce que am na ñoo xamante ne tam parce que man moom live bi lu ma jëlee du ma gis koo xamante ne moo ma ëppale. man ñu ma ëppale laay xool. dëgg la ñoo xamante ne man maa leen ëppale comme nu ma yaree rek. waaw sama maam tout le temps loolu la ma doon wax. bul xool li nga am na la doy. xam nga soo amul bu kenn xam ne am nga soo ñaaxee bu kenn xam ne ñaax nga. tu vois donc man lu may joué nii si Idole si comme ça naturellement. gars yi dañu ba ma gisee Idole parce que
xam naa après di nga si dellu si waat bu baax a baax. incha allah amul benn problème dinañ ñëwaat ci loolu yëpp xuus ci donc yow tu comprends alors son comportement ndaxte lu naqaree dund la ngay gis ni sa séparation parents yi. mais man je trouve qu'elle est encore assez âgée pour mën a comprendre pour mën a vraiment faire la différence. mais pas utiliser la force comme parce que moom instant bii nii li muy jéem a forcer nii comme li ko Goudia bi wax da ngeen dafa bëgg lijjanti loo xamante ne c'est pas à son niveau en fait parce que loolu du moom moo ko mën a lijjanti am na ñoo xamante ne ay personnes yoo xamante ne ñoo gën a compétent mu dem seet leen waxtaan et tout xam nga ay mag ñu ñëw def ko yëfu mag régler ko entre mag parce que tamit loo xamante ne say waajur la concerné forcément moo la mag. donc kii di Goudia bi loolu la ko doon proposé. ni kon dinaa waxtaan ak sa yaay et tout ça. donc à part ça tonton Sène ki nga xamante ne mooy beneen mbokku reporter am bi. mi ngi koy wax ne que Malick est vivant. ci épisode bii nii lañ ko doon yëgal ba moom sax jot na gisante ak Malick. moom tamit comporte réaction bi mu am bi mu gisee Malick ñu bëri dañu wax ne que. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce qu'il a presque pas réagi. Est-ce qu'on peut le comprendre par le fait que déjà amoon na ko waxoon. moo tax mu réagiré noonu. wala c'est quoi en fait? Selon toi lan moo xew ba moom il a pas réagi il s'est juste retourné Malick comme si dafa gis rek koo xamante da ko gëj a gis alors que Malick il était mort dans sa tête dans la tête de tout le monde donc réaction ça nous a surpris ça ne t'a pas surpris yow. bon man xam nga benn instant tamit xam nga nit ñi tamit bokkuñu. nit ñi tiit yow tiit bi ngay tiit ak man tiit bu may tiit bokkuñu. waaw man su fekkoon man la damay daw. vraiment man la sax damay daw. man moom tapet laa ko. non joli cœur ak tapet. soriatoo la wala tapet la. su doon yow da ngay daw mais moom dafa retourné wax ak moom. waaw peut-être que dafa am sang-froid la am quoi. moom tonton Sène moom mag la. dëgg la waaw jaar la am. dëgg la xam nga tamit moom tamit kilifa la moom. dëgg la suñu papa la ñu koy digg bu baax a baax yi sama papa la sama nijaay la moom mun naa ne sax sama xamante ak yow moom moo ko dox. moo jàpp sama loxo indi ma ba fi nga xamante ne moom ngeen di tourné. ñu koy gërëm di ko jaajëfal bu baax a baax. au passage tonton Sène amul morom il est d'une générosité extraordinaire. ki nga xamante ne mooy Tafa tamit ci série bi on voit qu'il est hanté toujours par le souvenir de Margot mi ngi toogoon di wax noonu di waxtu ba ki nga xamante ne mooy Gouj fekk ko fa mu ñoom ñaar ñu jot a waxtaan yaatal ci li nga xamante ne moo fa xewoon. mu xamal Gouj li fa xew. Gouj nag moom nee na da koy wax. est-ce que tu trouves que c'est la meilleure solution d'en parler et tout. waaw parce que Tafa moom tamit. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. à part non kooku moom sama jumeau la quoi. vraiment nit ku baax la. donc si biir Idole. suñuy tournée. yaa ñuy tournée daf may xëcc. donc ci loolu sax comme que dugal nga ko yow ci série bi naka ngeen di vivre yéen ñi nga xamante ne yéenay nekk ci série bi di jouer am naa ci aperçu mais ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan. ñi si nekk di jouer soo xoolee doole Idole mooy. donc ñëpp ay frères sœurs neen tu vois réalisateur bi su taxawee muy grand Ibou doo sax xam ne moom la parce que Baye Fall la xam nga lépp gars yi daal dañuy dund naturellement jàppee seen bopp parce que ku deful lu baax day leen naan non lii baaxul defal lii famille la quoi doole la waaw donc yow kan moo ci gën a nekk sa waay à part Chérif à part Chérif man dafa sama ak sama trois buuju maa ne ñoom daal ñoom ngay ci biir ci yow di nga seetaan yeneen série yi ou bien parce que avant ngay ñëw waxtaan nañ ci Mbetteel ak Pod et Marichou ak Wiri Wiri aussi brièvement donc yow di nga seetaan série yi ou bien à part Idole waaw dinaa si des fois dinaa si seetaan nag quoi waaw maa ngi leen di nuyu ba pare ñoom tamit vraiment ay ndaanaan leen muy waa Pod et Marichou waa Wiri Wiri waa Mbetteel donc man ñooñu dama leen di ñaanal rek xam nga ñu jëm si kaw parce que lépp benn la tu vois muy Idole ak Pod Marichou Mbetteel Wiri Wiri yëpp Sénégal la donc avant soo doon xool doon jël ay film Brésil Mexique Inde di leen teg si télé yi xale yi di si rey seen bopp sénégalais di si rey seen bopp ñu dem di jële ay acteurs
xam nga étranger di leen indi fii donc soo gisee léegi doomu aadama yi doomu sénégalais yi di consommer affaire bi nii dafa neex man damay ñaan yàlla waa Pod et Marichou yàlla dimbali leen seen film dem si kaw waa wiiri wiiri tamit ñu réussir seen film waa Mbectel tamit di leen ñaanal au fond nu may ñaanale idole noonu laal di ñaanale parce que man dama jàppee lu may ñaanal sama bopp laa lay ñaanal waaw mooy yoon voilà mooy dëgg donc di leen ñaanal bu baax yow assidu nga ci wala assidu woo ci parce que yow li nekk nii di wax non sérieux man moom sincèrement parler sama man documentaire moo may rey mooy lekk sa temps. waaw wala mais xanaa boo joué nii idole sa séquence nga xamante ne série bii nii di ñëw dinañ teg sama séquence. yow booy seetaan sa bopp noo koy dundee. waaw man nag guddi gi nag laay seetaan ñoom si série yëpp. guddi gi balaa may tëdd moom. si laay tontu message si laay seetaan ay ñoom wiiri wiiri Pod. Mbectel tout ça xool sama gars yi. xam nga tout le temps ngay jéem a jàng tamit. parce que àdduna kenn xamul dara. àdduna suñu bon la ko mën xam-xam du mos a doy. donc ñoom ñëpp damay di xam nga copie quoi parce que ñoom ay ndaanaan leen. waaw ñoom ñëpp ay ndaanaan leen bu baax. léegi booy seetaan sa bopp yow nooy non su ma seetaan sama bopp day mel ni beneen. mooy yëg daal. waaw damay ree rek mooy daal waaw si sama yaay. sama yaay moom day jég saa rek ba ma xulloo ak Chérif su ma ñëwee si kër gi du wax ak man. xam moom Chérif moom Chérif doomam la. waaw te moom day dund série. waaw da koy dund da nga naan da nga yebaate xaw ma la nga xool Chérif di ko naan da nga fenn affaire yooyu ko mu nekk yoo xamante ne moom lu neex la quand même ci xol nga koy dund noonu nit yi ndax nit yi bu ñu demee ba lay jàppal dara rek ci série bi ça veut dire que li ngay joué yaa ngi koy jaarale ci yoon comme je disais tout à l'heure ak kaawu Betty on s'arrête un peu sur son cas parce que démb série bi passé man moom personnellement ça m'a choqué joué na rôle am ni mu ko war a joué wee def na li mu war a def xam nga li ñu ko laaj li tax ñu koy fay elle l'a fait mais ci commentaire yi y a eu énormément d'insultes comme genre ay saaga et tout ça ay xas physique am et tout ça mu nekk loo xamante ne man metti na ma trop parce que j'aurais bien aimé que nit yi mën a différencier li nga xamante ne mooy rôle bi acteur bi di jouer ak l'acteur en lui-même nit ki mu doon quoi. c'est que problème mu Sénégal mooy soo jouer benn rôle rek. loolu lañ lay taxé. waaye loolu lañ lay taxé. ci loolu sax demoon nañ ba ci yéen sa bërëb yow fi nga xamante ne mooy sa deuxième maison je veux dire. fi nga xam moom ngeen di tourner fekk fa ki nga xamante ne mooy Mademoiselle Seck amoon ak moom benn jotaay Seck nag di koo xamante ne nit yi yëpp ñu ngi koy bëggee man sama bopp dama koy bëggee ñu koy bëggee au passage ñun ñëpp équipe bu H24 rajo ñu déglu élément wu Seck dellu si waat. madame Sankara la mi ngi noonu madame Sankara moom tamit comme tu le disais sa xarit la sa gaañ la. kooku sama kër. Seck c'est un phénomène. vraiment moom je me dis ñiy tourner séquence ak moom comment ils font pour tenir sérieux nii jàkkaarloo ak moom. pour wax leen dëgg rek mais mooy Seck ginnaaw derrière si kii caméra bi la gën a garaaw. keroog ñëw naa ko bi may def interview yi Seck may wax dara ku ma waxal baatu Seck gi ci biir. mujj gi Dembaal moo ko doon wax noppil kii day liggéey mais ñu koy saluer au passage. nit ku kese la moom tamit oyof vraiment baax et tout donc ñu am na ñu bëri ñu may laaj ñoom bu ñu bëggoon intégrer série bi nga xamante ne mooy Idole. naka la ñuy def yéen Idole est-ce que dañuy di def casting wala am na ay période yoo xamante ne da ngeen di soxla acteur et tout ça di nga ci mën a répondre ou bien. waaw au fait ñoom waa Event Pro ñoom suñu soxlaa suñuy def casting rek dañ koy lancer. dañ koy lancer ci seen page. ci seen page Instagram wala Facebook lañ koy ñoom foofu lañ koy lancer quoi. te ñun dinañ def affiche bi comme ça nga envoyer say photo par mail tout ça donc man defuma woon casting quoi. d'accord donc yow dañ la ciblé woon nga nekkoon. non du ciblé sax man dafa amoon benn samedi. donc xam nga rek lu ndogalu yàlla. lu yàlla rek di def. ma àndoon ak Chérif Mal. ñu waroon génn dem resto reer affaire mi ne ma lendemain bi ñëwul gunge ma tournage. ma ne ko waaye yow man dama sonn samedi bi damay guddee tëdd damay baali affaire noonu. xalaatuma yeewoo kon yow da ngay dund bi quoi. non ma ne ko xalaatuma. yaa ngi dund bi.
non du lu ma dund bi sax ma ne ko man xalaatuma waaye yow ay dimanche 7 heures du matin ma ne ko dimanche pour noppale ko la mu baab ma jóg. dimanche ay 7 heures gunge ko cathédrale la doon tourné mooy benn séquence bu doon tourné saison 4 bi ci église bi tout ça donc ma dem léegi ba ma demee man damay free quoi man fu ma mënta dem damay free nu ma mel laay mel ñëw ak nag te maa ngi toogoon ak réalisateur bi di kaf ak moom ci croissant xaw ma woon ne moom mooy di tëdd ci kawam di bëre fam gars yi yëpp xoolal yeneen gars yi caméraman di ma xoolaat quoi mu ne leen non bàyyi leen ko au fait xam nga may kaf ak moom xam nga rek wàcce sama bopp donc instant yoo nekk te waaj bi may defal casting après. noonu laa intégré xam nga si biir série bi carrément. donc comme yéen ñi ma koy faral di laaj pour intégrer série bi nga xamante ne mooy Idole il faut rester connecté. dinañ def ñoom seen page wala leneen kii pour casting bi parce que Idole moom série boo xamante ne la franchement ku nekk bëgg nga ci apporter sa touche parce que c'est assez original macha allah. Donc Mariam Diaw Konteel. Fatou Kiné Soda ak Karo Fall nee nañ ñoom lañ laa nopp dañ lay bëggee te loolu c'est hors de la série nee nañ boo leen mënee daal ñoom ñeent soit nga def casting wala nga takkandoo leen ñoom ñeent ñëpp. non mais ñoom 4 lañ daal. 4 lañ waaw damay def ni Rasoulaay quoi. awa ñaare ñu tey waaw ñaare mais léegi damay tànn quoi xaw ma kan mooy xaw ma Marème Diaw mooy awo xaw ma Fatou Kiné. noonu nga ko tër noonu nga ko rangalee. noonu laa ko rangalee. dama ko rangalee par ordre d'envoi. kon Marème Diaw awo. Fatou Kiné ñaareel. am nga fit bi. Soda ñetteel Karol. am nga fit bi. waaw ñeenti gël laa kon mi ngi noonu léegi yow vite fait rek parce que temps bi xoj nañu bu baax a baax yow ban séquence moo la gën a marqué ci série bi nga xam ne mooy Idole vite fait rek. mooy séquence bu ñu doon delloo Chérif. seen kër at bu ma ko doon wër ci plage bi. du séquence bi nga taxaw naa ko yow penkat nga rek loolu rey na ñëpp ak jooy yi xos léegi yow ban acteur mooy sa référence. Chérif Mal. encore waaw amul keneen avant Chérif Mal. non man moom Chérif Mal mooy sama lépp quoi. vraiment pare parce que ba muy métti man moom laa gis. dëgg la. su neexee dama koy delloo lépp. dëgg la nit moom da ngay gore quoi. dëgg la gore ba xëy dee. gore ba xëy dee donc Xos est-il un cœur à prendre pour finir. waaye yow man taxaguma jabar. nekkoo ci dara. non du nekkuma ci dara sax mais. ku amagul jabar. ku amagul jabar nekkagoo ci dara. waaw mais instant bi nii labatoo defoo dara danga toog jàpp sa ñaam. non instant yi moom j'ai des prétendants comme xale jigéen ñu koy waxee. dee nga wax de li ngi noonu mbokk yi Xos lii la wax nee na il a des prétendants. dee kay man dama direct. waaw léegi dee Mariam ñëw bokk ci Fatou Kiné non mais ñii nii samay jabar leen. ñii ñoom c'est officiel. donc mi ngi noonu mbokk yi temps bi dab nañu bu baax a baax. on n'a même pas eu le temps de parler de Maîtresse d'un homme marié muy série boo xamante ne ça c'est sorti récemment mais c'est beaucoup apprécié. yaa ngi koy suivre maa ngi koy dégg quoi. suivre guma si quoi. suivre guma mais yaa ngi koy dégg ma lay encouragé nga seetaan ko bu baax. incha allah nekk na série boo xamante ne. maa ngi leen di encouragé tamit ñoom bu baax a baax. dëgg la liggéey bu ñuy entamé nii yàlla na leen si yàlla defal jàmm. amiin ndax ñu ngi ñuy béggal bu dul dara. donc mbokk yi mi ngi noonu tey lii lañ leen indiloon ci seen émission bi nga xamante ne mooy flashback fii ci H24 rajo ñu amoon ci un plaisir de recevoir ki nga xamante ne mooy Xos Sassy Diop nekk l'intellectuel des Farkman le chat des Farkman comme on le surnomme. donc Xos ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci teewaay bi. kontaan naa di nuyu waa ñëpp ñi di suivre H rajo H24 rajo. donc di leen jàmmatal di leen gërëm. xam nga di leen wax. que bépp doomu at élection yi di ñëw yaa ngi si yàlla saafara bu baax a baax. ñu dugg si bisimilah génn si alhamdulilah que le meilleur gagne. yàlla na yàlla dolli jàmm at wër at sutura si Sénégal. bépp nit bi suivre émission bi yàlla na yàlla fajal sa. amiin yaa rabbi mi ngi noonu kàddu yooyu noonu la fi Xos jotoon na indi waxtaan nañ ak moom yaatal ak moom di ko gërëm di ko jaajëfal ci teewaay bi. ndaxte gis nañ ne que xat na jot amatul kenn amatul jot mais fexe ba ñëw teewal ñu ci plateau bi donc ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko jaajëfal bu baax a baax jóoba juba donc mbokk yi ñu leen di jox dikk daje mercredi incha allah même heure 16h 17h ci H24 rajo ngeen
ànd ci ak ki nga xamante ne mooy seen Linguère comme d'habitude ce sera un plaisir de vous servir vive H24 et vive le cinéma sénégalais. ndeysaan. kontaan.